s'appelle une lycée Eumeury Ndack Seck. Cela veut dire que la vocation de ce qui nous a réunis, c'est l'instruction, c'est l'éducation. On est des citoyens responsables. Donc, on va démarrer la cérémonie par une hymne nationale collective que l'ensemble des pensionnaires de l'école de basket va soulever avec une très bonne intonation. Maintenant, on va demander à tout le monde d'être debout. Bien vrai que le drapeau n'est pas là, mais on salue tout le temps le drapeau quand on est en hymne national. Tous vos corps, frappez les balles. Allez. ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq te di leen ko baal di ñaan borom bi subhanahu wa taala jataay bi yàlla bu mu nekk sunu mujj jataay li tax nu daje fi mu di bégal sunu ay doom sunu sët ak sunu ay jarbaat yàlla na nekk jaamu yàlla ci ñun mais cérémonie bi c'est au-delà de bégal ay njaboot parce que c'est plus profond yàlla moo ñëw ci inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci sunu benn doom sunu benn sët sunu benn jarbaat bu tudd Mouhamed Dieye way juram di Baye Abdoulaye Idrissa Dieye ànd ak soxna si ak mbooleem famille bi ñëw toog ñu ngi ànd ak dogalu yàlla di nangu dogalu yàlla di la ko nangule di indi bayitu benn mag bu am solo ci réew mi mu wax ci biir benn bindam wa raddini bil hada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu ya allah mu ni yàlla ñun ak suñu njaboot duñu bokk ci ñi lay wax nattu yi teggiñu ko déedéet loo waroon a nattu jur yi sax nattuñu ko loo war a nattu nit yi nattuñu ko mais boo ñu ko nattoo ba pare yàlla nag ñu may xol buñ ko mën a muñee kon Abdoulaye Idriss ñu ngi lay wax ni la dëgg la Muhammad dem na boroomam subhanahu wa taala moo ko fi indi woon te tàgguwul kenn jëlaat ko te tàgguwul kenn te buy wax inna allaha wa ma sabirin maa ngi ànd ak ñii muñ lu metti moo tax ne du muñ lu yomb yàlla na ko yàlla yéegi ci barzaqu turandoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii ñu toll ci réew mi foo dem ci biir àdduna bi yaa ngi dégg burdu di jolli nit ñi di ko bakk ci benn bayit boo xam ni Muhammadul Busiri moo ko bind Seydil Haaji Malik feeñal ko tasaare ko ci àdduna yépp mbooleem leer ak xusuusiya yoo xam ni mi ngi wàcc ci bàmmeelu turandoom te turandoom ku mën turandoom la da nga bàyyi sa ay wayjur bàyyi sa ay maam bàyyi ñu baree bari tudde ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te moom moo santaane ni ku am doom bu góor tudde ma ko comme yow fedd li nga wóllëre boo demee ëllëg yàlla na yéex barzak daa ko fekk ci keppaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli leer mu dëddu leen ak jàmm loolu lañ doon ubbee cérémonie bi ñu def fatiha fukki sóoratal ixlaas mooy xul huwallahu ba mu yegg ak benn ñu tëjee ko peru salaatul fatihi wala salaatu ala nabi bu waay di jëfandikoo ñu jiitalal ko ñaan doog a ubbi activités yi ñu fi tax a daje bismillah اللهم يقبل علينا وعليكم بمحض فضله ورضاه اللهم يقبل علينا وعليكم بمحض فضله ورضاه اللهم يقبل علينا وعليكم بمحض فضله ورضاه اللهم استرنا بسترك الجميل بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى
وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق وبسر وبالنور وببركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما فيا حي يا حيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà, arrêt simultané. Mettez-vous en position de triple menace. Donc, su may def arrêt simultané bàyyi deux pieds hop. Je suis en position triple menace. Position bi lan la may permettre débordement sur pas croisé. Lan la may permettre débordement sur pas ouvert. Lan la may permettre passe. Bàyyi. Lan la may permettre et cela veut dire que dans une seule position, il y a 4 situations yoo xam ne mën naa ko def. Mais si vous n'êtes pas en position triple menace et que vous n'êtes pas en position standard, ça vous permet de ne pas avoir d'exclusivité au départ. Et vous avez un défenseur, un vis-à-vis direct. Il est là et il défend. Vous avez besoin d'exclusivité. Ça veut dire que vous descendez votre centre de gravité et vous passez très rapidement en bas de pas.
Mahadi moo ne la Mahadi moo liggéey moom Mahadi moo fen wax ma dëgg laa wax Mahadi fa ne wax ma ful laa wax déglu ma xam nga ma xam li may wax bu baax déglu ma wax ma ful ak fayda sinon wax ma lu gaaw waaw waaw nga ne yaay moo ko raxas doon nag xamoo yaay waaw léegi yow lan laa war a def yow yow ñu nga doon jàppale lan laa war a def waaw tey jii dama nga taxaw na ni dafa am naa de dama sonn sama yaay jox ma nag yëpp may raxas di raxas dama gën a xam sax naka ma nag maa dem entraînement salaamaaleykum yaa waaw dafa ne wax loolu dafa ndax ndax yi dafa bëri sama yaay daal sama sonal ay ndam yu bëri la may jox ndax nga doon raxas mënoo comprendre dara loo doon def raxas nag xam mbedd bu am mbedd bi nga doon raxas dafa bëri allo dafa di koy wax ay dafa ay maa xarit daa ñëw léegi nee na ma seen kër da ne yow doon raxasal ndab ah bon doon raxasal ndab depuis ban heure la dem 3 heures waaw t'inquiète merci incha allah rabbi mais dama laa soxla loolu dina si baax na dama laa soxla dama ko daw. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw mais yaay dama laa soxla woon dëgg man maa xam ni dafa ñëw léegi xam nga dama laa woo moom de dana ma woon daal doon raxas ndax nga ne raxasal la n'est-ce pas mais am na ay information yu wóor yu ñëwoon léegi ne maa xam ni dafa am ay copains yu ñu doon toogal bien sûr dama moom yaakaar naa ne mag bi responsable laa ñëpp xamee nañ ko si dëkk bi du ma def lenn loo xamante ne du jaar si yoonu siraatal mustaqiim yaakaar naa ne xale moom da ngay tey yar ko ba fu mu matee du ma ne nag yaroo ko wala jaareloo ko foofu war a jaar mais du ma sañoon daal nga wax ma lu leer ndax sanction yi may joxe fii nii comme ni ñuy wax rek éducation physique loolu nit mosoon na ma kaa wax ne éducation physique nee na mooy yan nit si physique am dinaa ko dawloo nag te dinaa ko def loolu léegi dama la doon ñaan nga may ma accord ma def loolu noonu. rayal ba mu dee. waaw maa xam ne dama la jàngal fen. taxawal fii Marie. ay kii. nan laa la jëlee nii la la jëlee yow. yaay kii yaay kii def ci lekk yi. yaay kii def ci lekk yi. noppi noppi laajuma la ay 3 fois noppi. ba nga ñu ne kër lan nga taamu. entraînement léegi góor ñi ngay dem di entraîner ay foofu. waaw loolu la woon ko kii. 3 pas ci mbedd mi. yow fii sëy bi la nekkoon. donc dans cette oui ba moo ngi nii bàyyi naa ko sa loxo comme que yow da ngay góor di taxawaalu ci mbedd mi rayal ko ba mu dee. waaw yaa ngi bàyyi lépp sama loxo kii dinaa ko wan lan la ak naka la dama nga tëdd ne la woon jàmm te xam gis ni tey moom dina bàyyi taxawaal si mbedd bi. oui man Tafa bi ci tey kontaan naa ci yow. tamit jox naa la accord boo xam ne tey jii gis nga kii su ma gisee beneen changement ci moom. tey jii li ma la bëgg a defal ci suuf du ma ko wax. yàlla na yàlla fay sa xol. waaw Cheikh Bawa maa ngi leen di ñaan si jëmm Seydina Mohamed man ne en tant que élève xam naa li coach Tafa di teg ak ni muy yoree xale yi su ma sañoon nag ngeen jox ko maximum de confiance incha allah rabbi
apprentissage du basket mooy niveau bi gën a important ci basket période bi mooy période bi xale bi nekkee pipi ñu koy former ci initiation bi su baaxee rek perfectionnement bi day yomb après entraîneur élite bu ko yoree stabilisation rek lay def xale bi day am appui tactique day am toutes les dispositions requises dans les techniques fondamentales dans les techniques opératoires les techniques individuelles offensives en tactique individuelle offensive moo koy permettre sur le plan collectif ñu intégré dans une équipe d'élite dafay dérouler sans pour autant mu am problème donc DAB bi am solo ci basket. Roi du basket bi Touradou Talla la. La reine du basket c'est Seynabou Thioune. dañ ko ubbi dañ ko ubbee ak ñaan dañ ko ubbi ak ñaanal benn pensionnaire bu nekkoon ci école de basket bi di Mouhamed Dieye way juróom moo ngi nii toog ci Abdoulaye Dieye xale yi defar benn esquisse pour moom way juróom moo koy jël si xale yi ñoo la jox cadeau bi coach moo koy joxe Moustapha Sakho kon nga ñëw rek jël si ko. Babacar. bu ko defee xale yi dañ prévoir benn poème ci moom ñu bàyyi xale bi mu jàng ko le temps papam taxaw après ñu bàyyi ko mu dellu benn kaddu bi représenté kaddu parents yi. Bonjour chers honorables invités. Nous voilà ici présents pour clôturer le camp de basket que l'Élite Basketball a organisé. Sans plus tarder, je vais de ce pas vous lire un poème que j'ai préparé pour Mohamed Al-Amin. Hommage à Mohamed Abdallah Al-Amin Dieye. Des larmes dans nos sourires pour honorer un ami, un plus que frère. Mohamed Abdallah Al-Amin, quel prénom composé aussi pur. Un jeune homme qui était mûr et très mature. Un jeune homme grave qui dépassait de loin son air. Son sourire légendaire inondait toujours son gracieux visage.
il était de ces personnes bonnes qu'on qualifierait d'anges. Tous ces actes étaient d'une noblesse d'un change. Jamais vu une personne comme elle, avec son joli paysage. Mais malheureusement, la faucheuse l'a amenée à la fleur de l'âge, amenant avec elle ses espoirs, ses rêves, ses nombreux paysages. Ce jeune homme qui était de ces personnes d'une rareté extrême, a jamais disparu dans nos cœurs. Plus son âme reposée en paix. Bakar le Bahami, merci beaucoup. Il faisait partie de mes meilleurs amis. Mohamed Al-Amin a su occuper une place dans mon cœur. L'ancien élite basket ou même le monde du basket a perdu un être cher, un être qui pour lui, le basket n'était pas qu'un simple sport, mais plutôt toute sa vie. J'entends les basketteurs dire « Basketball is my life ». Je pense que ce slogan devrait lui être attribué. Parcourant des kilomètres pour venir jusqu'au terrain et pour, je dis bien, jouer, même si c'est seulement pour une dizaine de minutes, Al-Amin devrait être une référence pour certains d'entre nous. Un être qui, avant de disparaître, a été tenu par ses parents. Et son père a témoigné sur lui des qualités dignes d'un fils exemplaire. Commençant par l'amour qu'il portait pour sa mère en l'aidant dans ses travaux. Il nous a dit qu'Al-Amin ne les avait jamais fatigués avec ses besoins personnels. Ce qui est rare de nos jours. Même ses voisins et ses amis les plus proches ont témoigné de sa bonté. Nous prions au Tout-Puissant qu'Allah qu'il l'accueille dans son paradis. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا أيها الذبون السادة والسادات، أيها الإخوة والأخوات، أيها الأولاد والبنات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا اليوم يوم الفرح والسرور، جعلنا الله لنا الموت علينا، وهو سماه أبوه باسم كريم جميل، وهو محمد عبد الله الأمين جاي. كان رجل كريم ودود، ولكن الموت طرق على جميع الأبواب، كما قال الله عز وجل في كتاب الحكيم: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، أو كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كبير التكريم لمحمد الأمين جاي، يرحم الله لنا ويغفره. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. auzu billahi mina seytaan rajim. bismillahi rahmaani rahim. xam naa ni kàddu yu gàtt lay doon di wax ni coach Amsata yaa sa collaborateurs yi, vous êtes excellent. yàlla xam na ko ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama kontaan ba xawma lu may wax. vous avez un excellent coach, responsable machallah et responsabilisé, déterminé, ka nga xamante ne si réussite xale rek la bëgg. waaye il est entouré d'une équipe choc boo xamante ne si ñoom ñoo ñëwoon famille ba ñëpp kontaan nañ.
parents d'élèves yi daal maa ngi leen di ñaan ñu ànd accompagner leen ànd jàppale leen ànd dalal seen xel ñoom ñi nga xamante ne si ñoo yor xale yi fii maa ngi fi fekk sam benn xarit d'enfance ñu koy wax Théophile professeur EPS ñoo màggandoo maa ngi fi fekk sam benn camarade de promotion monsieur Makodou Ndiaye qui est dans l'armée sénégalaise kontaan naa daal coach lenn daal laay ñaan sama loxo xol maa ngi leen koy tàllal lu ngeen xewle te waxuma leen ko rek duma leen ko baal incha allah kóllëre gi fas yéene nañ di ko continuer Ameth yàlla na xippee aljana firdaws musuma def lu ma naqadi te tey ko xale la boo xamante ne ci dem na ma koy door a xam ñu ngi koy muñ loo yàlla wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. une fois na ñëpp dugal ci seen loxo bu guddee bu gàttee loolu rek moo doon waxu président bu mu bàttalee xaw ma ne woon sax man lañ ko bàttale dañ ma bett lool encore une fois ñu ngi gërëm coach yi di leen gërëm bugguma lim kenn mais ñu ngi ñaan yàlla bu ngeen rëccu li ngeen doon yoree xale yi yàlla barkeel xale yi ba ëllëg li ngeen ci seen lépp ngeen fekk ko bu wax ji jubee ngeen xam ne suñu borom la bu jaxasoo tamit ngeen xam ne nit a matul te dañ ma bett te fekk loolu sama xol sori ci xale bi fi wàññeekoo yal na yàlla jéggal ko yal na àjjana di wàcc waayam ci barke yi bi sallallahu alayhi wasallam. sant yàlla bu baax di sant sama grand bi man sa kay parce que li may wax nii lii dafa am solo trop parce que tey jii man su ma voyagé rek wala ma nekk basketteur bi ma doon rek yàlla ak moom lu ëpp def na ko si man parce que moo ma téye woon di ma teel a xelal di ma teg si yoon di ma xamal lu bëri kon loolu man conseil yooyu laa toppoon ba yàlla def li muy def fi may terminer rek mooy comme li mu wax titre dafa jafe surtout ak Amérique école bi ma basket foofu dafa am benn carte boo xam te dañ ko teg foofu turu meilleur joueur yi moo fa nekk te tey jii soo demee doomu Sénégal la sama tur mu ngi foofu te du fa mës a deñ kenn du ko dindi donc loolu dama koy wax pour yéen ñi nekk fii yëpp mooy xale yu ndaw yi ngeen fas jëm góorgóorlu parce que ñun dañuy basket ak léegi yàgg na ba léegi doo gis relève bi donc nañu yokk jom nañu yokk fula nañu yokk fayda nañu yokk respecté suñu parents yi nañu yokk liggéey ci kër gi su fekkee xale yu jigéen la da leen dimbale seen yaay si kër gi wasalaam merci. da leen góorgóorlu ba nekk roi wala ren donc diplôme yooyu fair play yi la ñuy njëkk a woo mu di Mamadou Guissé Adja Diagne yàgg nañu ànd ak école de basket bi bu ma juumul bi fii mujj y avait l'international Fatou Diagne en présence de Maodo Malick Mbaye directeur général de l'ANAMO nekk en même temps membre de l'Alliance pour la République bi Moustapha ci lu yàggul dara rabattre ci Papis Ndiaye nekk un membre au niveau des jeunes
donc moo taxoon collaboration bi ñu ñëw fii duñ fi ñëwee également seetaan si leen ànd ak ñoom benn ngoon boo xam ne vraiment démonstration yi rafetoon na li ci gënoon a marquant mooy discipline bi nga xam ne amoon na fi keroog moo tax tey bi li amee président ne jot amul tey dimanche la activité yu bari nañu mais ñoom dinañ ma ko jébal ndax dañoo bokk ci sama njaboot bi mu fi ñëwee am na ay xalaat yu mu amoon par rapport ak élèves yi nga xam ne ñu ngi fii di def pratiquer sport bi di basket ànd ci ak Moustapha mi ci lycée bi donc amoon na yéene yi vraiment wutal leen assurance am sa assurance ba déjà defoon na ci ay démarches pour au moins ku gaañ ci terrain bi mu mën ci am taxawaay mën a am fu mu la féete vraiment li mu gën a marqué waat tey te gën a dalal suñu xel en tant que ay jeunes nekk ay acteurs de développement mooy taxawaay bi Moustapha am donc di ñaan ngeen mayalaat ma ko loxo bu baax a baax. coach si dafa nekk koo xam ne vraiment boo ko fekkee ci biir gérer ay boy moo gën a métti gérer ay xale c'est compliqué surtout bu dee ñoo xam ne li ngi leen màggee ci ay at bariwul mais mu ngi ménager mu ngi leen di encadrer mu ngi leen di coacher ba tey vraiment ñu gis fi lii. gis na également mu ngi def ci ñoom sport bi di basket mais en même temps mu ngi contribuer ci seen éducation parce que gis nañ fi tey mu primer ay jeunes yoo xam ne nii de par leur moyenne ci la leen primer donc mu doon ay affaires yoo xam ne vraiment Moustapha rafet na. bu ko defee révélation bi ci wàllu góor Kara Diack la ci wàllu jigéen Aïda Sène. mais ci jiital ci nuyoo bi seen coach Moustapha Sakho Moustapha ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di vrai di la wax à l'entame de nos propos ne vraiment ñun am nañ fierté bu mag ci yow ndaxte lii ngay def ñun ñëpp jéem nañ ko ci suñu kër yi waaye jàllul mooy fexe ba yore sa njaboot teg leen loxo ni waree kenn du leen dégg ci loo xamante ne neexu la mais yow réussir nga ko moo tax vraiment les élèves maa ngi leen di ñaan ngeen tàcculaat ma seen coach bu baax. vraiment xam naa ne nag liggéey bi nekkul liggéey bu simple kon bu yàlla defee mu am réussite mooy wane ne am na ñu la ci àndal ñoom ñëpp sa ginnaaw maa ngi leen di féliciter di leen vraiment wan ne la en tant que parent waxuma sax en tant que autorité mais en tant que parent laa fi ñëwee ndaxte xale yu bari fii ñii seen nijaay laa ñii seen papa laa donc kon vraiment en tant que parent maa ngi wane kontaan bu mag. c'est heureusement dama génnoon Thiès nu mu nekk gën naa ko pour mën a teew parce que jour bu mel nii ay nit ñu sacrifié ba yegg si fii. absenté ko en tant que autorité loolu jaaduwul moo tax on a tenu à être là pour wane ne li ngeen di def ci sunu xale yi yëg nañ ko te neex nañu donc vraiment ñu ngi leen di remercier bu baax. di jaale sunu doom moom léegi laa koy nuyu laata ma koy jaale sax moo ma koy jaale moo wane ne ñun njaboot gi ñoo ko bokk yal na ko yàlla def am lu mu wuutale sa xol ba lim absence am yow doo ko yëg yal na ko yàlla def su barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di jaar bu baax. di remercier aussi parents d'élèves yi man ci laa bokk di leen remercier gis nañ coono biñ ciy daj moo tax xale yi yéen laay waxal parce que ñu bëri dañ koy def dañuy nëbbatu ba réussir ci l'international Ndiamé mën na ma ci seede wax na ne basket na ba dem jouer ji au niveau international te daanul am chance am yaayam da ko seetaan dama leen jox exemple bi gën a ndaw Bachir mi ngeen tooñee Crépin yaayam a ngi ne chaque jour mu koy encouragé pour mu ñëw téye basket kon nag chance bi ngeen am nit buy def lu mu bëgg am chance parents mi teg ci loxo bu leen ragal foncé man nag en tant que autorité yàlla def ma am yéene ci Thiès ba tax mu waral ma engagement bu mag damaa gis loo xamante ne daf ma naqari même au niveau national mooy basket bi ni ñu ko jëlee def ko un sport d'élite daf ko ci ay ruq nga xam ne sénégalais lambda bi amu ci accès loolu dafa war a jeex. loolu nag pour mu war a jeex mooy kenn warul jógee fii ba jaxaaw ne da ngaa war a ñëw basket fii parce que fii wa am terrain fii wa am coach dañoo war a fexe en tant que autorité nga am terrain fi nga dëkk say parents di la gën a jege di la gën a supporter donc cette vulgarisation du basket est d'autant plus nécessaire parce que ñun sénégalais morphologiquement nous sommes des basketteurs naturellement li may wax ni ñaamee pas l'attester physiquement morphologiquement nous sommes des basketteurs nés te donte ne taille nekkul loo xamante ne mooy ce qui est déterminant en basket en termes de talent
mais il faut que ñu defar terrain yi fexe mu jege jeunes yi di ci bas. donc ñoo ngi sant bu baax di leen wax ne incha allah vous avez notre soutien boo leen ñu gisee boo ñu gisul lépp lu fi xew buñ ko yëgee dinañ ci jéem lu ñu mën ñu ngi leen di sant di gërëm di leen masawu coono di leen wax ne xale yi d'ici peu de temps yàlla ñuy toog ci télé bi di gis ay xale yu bokk fii di jouer NBA ci barke Seydina Mouhamed merci bien. vraiment ndax tey su ma toogee su ma gisoo gis sama coach damay gën a am fit man ki ma jàngal basket mais coach am certain sànni ma ngi nii taxaw su ma gisoo gis ko man damay am fit damay kontaan trop sax Serigne Ndiaye mënul na dëgg mais tey dafa am arbitre da war a dem jouer final muy préféré de Saat la Dior moo tax ñëwee mais vraiment tey kontaan naa nee nañ doomu aadama nag ñu foog ngay sant nit ñi ndax man aw ma ñu ngi ñëw sama coach la ñooy sama papa ci basket ñooy sama kilifa lépp lu ñuy si ba ngoon jot mënu maa dem saa ñoom billaahi mënu ma ko man ginnaaw bu ma sant yàlla nag bu baax may sant sama ñaari waajur bu baax a baax lépp lu ma mel nag man sama waajur la mais ma dugal daal alxuraan ma jàng ma jóge fa ñoom ñu jàngal ma métier ba pare nag basket ma bëgg ko sama bopp ma wax mu tere ma wax sama papa tere ma mais dama négocier ak moom bàyyi ma te yàlla def tey ma ñëw nekk basketteur yàlla def moom am bénéfice mu ngi continuer ma ñëw fii dëggal sama bopp ni taxaw fi centre de basket muy lii si Ahmed Ndack Seck ànd ceeg sama gars yëpp vraiment kontaan naa di sant bu baax parents yi yéen ñëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax yéen ñëpp sant naa leen rawatina nag ñi nga xamante ni ñun chaque jour bu ñëwee réunion comme Baye Bagane soxna Rama soxna Aliou ak ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi nii toog ñu ngi leen di sant bu baax monsieur Seyer Mangane ñu ngi leen sant bu baax Obus sant naa leen bu baax yéen ñëpp ñun ñu ngi leen bu baax a baax vraiment kontaan naa ci yéen ñu sant leen bu baax sama coach yi maa nekkal fii nii mooy monsieur Cissé moom moo ñëw lépp luñ bëgg suñu dongoon jot ñu taxaw ci côté lépp ci lycée bi lépp luñ soxla moo ñu doon bëgg vraiment. aussi moo tax yow moom ñu mën a sant yow sama baay yow sama lépp la vraiment yow sama frère la sama xarit la sama lonko la. loolu nag sama gars yi ñu sama ginnaaw ñu ñëw sama équipe bi ñu kenn demul leen vraiment depuis 3 heures ba léegi ñu ngi taxaw di ànd ak xale yi aw ma seen fay xale yi yëpp vraiment ñoom tamit. aw ma dama kontaan quoi vraiment dama kontaan ñi moom di leen waxaat tamit ne leen suba incha allah rabi suba dara amul 2 semaines laa leen may ñu toog ko noppalu ñu commencé jàng nekk seen école bi ñu commencé ñun ñëpp xale yi ma def daal nag di wax Fallou non kii Saliou ak Annette ñoom ñaar ñëpp seen daal incha allah ñu naa leen ko jox man naa leen ko waxoon te dama koy def ma ne képp ku jël 1000 élèves dama lay neexal te déwén incha allah di nga am plus ñun gën a góorgóorlu baax seen jàng bi ñu fonkaat seen waajur yi loolu laa leen di wax. démb jour yi damaa toog wax leen ne leen fonk leen seen waajur yi ñu xëy àjjuma sama papa ñëw fi wàcc kaamil ba pare waxaat leen fonk leen seen waajur yi ñu demaat kër Mouhamed papa ma ñëw toog waxaat leen même chose fonkaat leen seen waajur yi ma ne leen man de xëy na dara mais sama papa billahi ay ma fay vraiment fonkaat leen seen waajur yi bu baax a baax di leen sant bu baax dina def waaw yow moom macha allah moom Dakar nga jógee yéen a fay ndax moom di sant waa basket 221 vraiment dañu ñëw ñoom amuñu seen fay ñu ngi jógee Dakar ñëw ba Thiès ñëpp si bu baax yoo xamante ni ñëpp a koy suivre niveau international vraiment di leen kontaanee bu baax a baax. Amin ya Allah.